mbokk yi jërë ngeen jëf ci fasante kóllëre gi xuute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ceeg suñuy diwaan bisimilah ci xibaar. France bi daal di nag acté jeextalu franc CFA ngir daal di fii nag teg monnaie boobu di ECO mu nekk monnaie bu bees bi nga xam ne kuréelu mbootaayu l'Afrique ci wàllu koom-koom moom la ñu rek daal di nas ngir daal di koy teg atum 2020 bi mu daal di nag dugg li nga xam ne nag mooy en vigueur ñu daal di koy door kon dinañ ci daal di nag dikk gannaaw ba nga xamee ne gouvernement bu réewum France daal dinay adopté projet loi 20 mai bi nga xam ne nag jëm na ci mbir moom mi Amadou Moustapha Dieng dina ko daal di faram-fàccee ci ndorteelu xibaar yi lay doon dem ba Moussa Dembélé jàngat ba mu fa daal di def moom économiste bi mooy li ni mel amul benn jeexital bañ cay daal di nag xaar njàngat bi def na ko moom économiste bi ci kanam ñu daal di koy nag jukki dinañu desandi itam ci njaxas yi daal di nag am ci palmi ci wàllu nag justice bi ak jeexital yi mu mën rek am mbir moomu daal waa forum justiciable daal nañ koy rek ŋàññi ndax la ñu gis mooy Sénégal bariwul ay magistrat juróom-ñaari téeméer ci fukk ak ñeent ci ay millions gi habitants nee ñu daal néew na ba tax nag dogal boobu rafetlu ñu ko dinañ ci daal di jukki ci kanam tuuti lay doon dinañ ñëw ci secteur bu tourisme bi ak boru ñetti milliards yu ak genn wàll yi nga xam ne secteur bi daal na koy rek amee ca Ndar acteurs yi nag daal nañu rafet lu dogal bi nga xam ne def nañ ko jàppale leen waaye gis nañ ne daal lañ doon sàkku ci koppar daanaka matalewul dinañ ci daal di nag ànd ak kenn ci acteur yooyu la ci biir xibaar yi lay doon dinañu dikk itam ci di aju ci wàllu feetub ascension feetum nag ascension bi nga xam ne nag mbokk chrétien yi ni ki ëllëg lañ ko fas yéene rek màggal mu yemook nag la ñuy daal di fàttaliku di monter ci kaw asamaan di kii di Yeesu Krista ñeent fukki fan gannaaw feetuk Pâques bi Abbé Alphonse Ndour daal na ci dellu ci solo bi ci kanam dinañ ko daal di teewlu dinañ ci toftal yeneen i xibaar laata ñu ubbi antenne bi xibaar yi daal di buur Assane Thioune moo ne ci sottandikukaay bi faram fànce gi neskis lay doon. Adama Ndiaye ci kàddu gi ñu daal di koy nag doore ak France ñoom ñi daal di nag nangu ci daal di nag tëral franc CFA bi daal di ren di teg lii di nag ECO monnaie boobu bu yees nga xam ne Union monétaire ouest africain du UEM kuréelu mbootaayu l'Afrique yi ci wàllu nag comme Afrique sow jant moom la ñu bëgg a doxal atum 2020 gouvernement bu France ci seen nag daje conseil des ministres daal di adopté loi 20 mai bi aju ci mbir moome zone bi nga xam lépp li nga xam ne nag daanaka dañ koy daal di amal xeetu nag parti bi nga xam ne France fixé na ko ne ñu mbir moomu nag dañ koy daal di nag maintenir daal di koy rek doxal même bu fekkee ne texte yooyu ñu daal di nag indi dina am ay coppite ci l'Afrique na muy daal di nag doxee digganteem ak weccente gi ci trésor bu réewum France Amadou Moustapha Dieng. projet de loi bi nga xam ne gouvernement France doon na ko jël niki tey mooy dëggal far bi ñuy far franc CFA àllarba jëlee ñaar fukki fan ci weeru mai foofu la ca conseil des ministres ba. ñu jàpp ne nag bataaxal bile bu ñu doon xaar la bu ngi sukkandikoo ci li nga xam ne kii di porte parole gouvernement français bi di Sibeth Ndiaye doon na ko xamle donte sax dakkal bile dakkal boo xam ne ci tur la rek ndaxte bile xeetu koppar di franc CFA ECO moo ñëw wuutu ko ECO boobu nga xam ne ba léegi li ñu naan parité fixe maanaam wàllum wecceeku bi fi ñu koy lonku moo di ci euro bi nga xam ne mi ngi ci réew France waaye terewul alal ju bëri ji nga xam ne doon nañ ko tayle foofu la ca trésor bu France ngir garantir xaalisu réew Afrique yi lee lu ni mel dañ koy dakkal noonu lañu tënkee jubóo bi nga xam ne doon nañ ko amal ci njeexitalu weeru décembre diggante réew France ak réew yi nga xam ne ñoo bokk kuréel gile di Union monétaire ouest africaine ci gis-gisu ki nga xam ne sax moo di Sibeth Ndiaye dakkal bi ngi dakkal koppar gile di franc CFA doon na loo xam ne dafay ubbi doxalin bu yees ak it lëkkaloo ci fànn yu wute diggante réew Afrique yi ak réew France ci fàttali ñaar fukki fan ak benn ci weeru décembre ba la ñu weesu la juróom-ñetti réew yu nekk ci Afrique sowu jant daal di siifee woon li nga xam ne moo di accord boobule bokk na ci yooyu le réew suñu bos di Sénégal Togo Niger Mali Guinée-Bissau Côte d'Ivoire Burkina Faso ñu ngi ko siifee woon sax ci réew Côte d'Ivoire mu mel ni kon bis ni ki tey soppi nañ tur wi jógee franc CFA dem ECO waaye ba léegi koppar googule dafay wékku maanaam lonku ci euro bi nga xam ne tugal moo ko yore lu ni mel di coppite boo xam ne ci benn wàll dalal na xelu ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu koom-koom ak jënd ak jaay waaye ba léegi mi ngi des di andi ay jiixi jaaxa ci ñi nga xam ne doon taxaw temm ngir mu am dogoo bu mat sëkk diggante réew France ak réew Afrique yi jëm ci wàllu koppar ak lu ci mënti am daal franc CFA faat nañ ko niki tey waaye jokkalante ci wàllu koom-koom bi dox diggante réew France ak réew Afrique sowu jant yi day xal di wéy
Amadou Moustapha Dieng loi bi nga xam ne nag booy bu yees boobu du soppi dara ci loxo bi nga xam ne France teg na ko ci la koom-koomu réew l'Afrique yi rawatina nag UEMOA ak parti fixe boobule économiste bi di Demba Moussa Dembélé moom gis na ne daal loi boobu sax boo moyul dafay gën a rek yàqate ànd bi waroon nag am ci waa biir nag CEDEAO ndax monnaie bile bu sous-régional lay daal di doon ñu teewlu njàngatu économiste Demba Moussa Dembélé ak Amadou Moustapha Dieng. lu gën a essentiel bi jënduñu ko par exemple le taux de change fixe mooy entre suñu koppar ak euro wala liberté de transfert entre suñu dëkk yi ak France ñaari yooyu tant que jënduñu ko France dina continuer di contrôler suñu économie te loolu rek moo gën a fondamental ci accord boobu. Donc pour man affaire bi accord boobu day jéem a yàqal suñu démarche au niveau de la CEDEAO fukk ak juróom dëkk yi pour am benn monnaie. Donc ECO bi c'était pour CEDEAO et non pour UEMOA. Exactement ECO bi pour CEDEAO la pour fukk ak juróom dëkk yu CEDEAO. Pour loolu c'était pas pour juróom-ñett dëkk yi nekk ñuy utiliser CFA loolu moo tax d'ailleurs Nigéria ak yeneen dëkk yi ñoom dinañ waxoon nañu Alassane Ouattara ak Macron li ñu def ñoom ànduñu ci te ñu ngi wax ne pour ñëpp respecter décision bu ñu jëloon le 29 juin nga xam ne ñoom ñëpp fukk ak juróom chef d'État yëpp dajoon jël décision boobu donc loolu moo tax pour man décision bi tey day jéem a yàqal CEDEAO mais pas autre chose. Il faut que mbas bi ñu jéem ko régler d'abord xëy na ñu toog seet nag ñoom lan la ñu war a def mais pour le moment kenn xamul naka la ñuy def pour man éco bi tant que gisuma du ma ko gëm parce que même avant mbas mi. man waxoon naa ne ECO ñu ngi koy wax nii mais tant que gisuma man du ma ko gëm mais bon léegi nag ñu ngi xaar. chamboulement di jaxasoo bi am ci palin gi ci wàllu nag justice bi li ni mel ñu bari ci ay xeetu nag magistrat ñu daal leen détaché yóbbu leen ñi palais ñeneen ñi ci bopp ministère yi forum justiciable moom lay daal di nag ñaawlu président ba di Babacar Ba nee na daal li Sénégal am ci wàllu nag magistrat taxu koo bari ndax juróom-ñaari téeméer cote la ci fukk ak ñeent ci ay millions yi nga xam ne ñoo dëkkee fii ci mim réew mu jàpp ne li ni mel dina indi rëq-rëq ci doxalin wi juriste bi nekk ab consultant leneen la mu ca daal di nag yokk mooy coppite yeneen mu ngi xaar réew mi ba mu amee indépendance ba léegi ci yooyu la ñu waroon jublu rawatina lu aju ci indépendance de la justice. Babacar Ba président bu forum justiciable ak Babacar Samb. Il y a eu des détachements am na magistrat yoo xam ne ñu jëlee ci magistrature bi yóbbu leen feneen. Alors loolu aussi mu nekk mbir moo xam ni ñun dañ ko yàgg dénoncer dañ ko yàgg méttulu parce que magistrats yi ñu am lim bi doyul ñun pratiquement boo xoolee ay 600-700 magistrats la ñu am pour 14 millions d'habitants donc loolu dafa tuuti donc kon comme ñun suñu lim bi doyul mënuñu comprendre également ñuy jël ay magistrats di leen génne ci magistrature bi di leen yóbbu feneen moo xam soit présidence lay doon moo xam ministère ba lay doon donc yooyu aussi dafay porter préjudice yi nga xam tey moom mooy magistrature bi te damay faral di wax souvent que ni même boo jëlee sax la loi de 2017-10 moo ngi naan la vocation magistrat mooy ñu namee la ci siège wala ñu def la yóbbu la parquet wala ñu yóbbu la sax à la limite au niveau de l'administration centrale du ministère de la justice mais ñun détachement yi aussi dafa nekk loo xam ni mun na néewal doole li nga xam tey mooy magistrature bi parce que nombre de magistrats yi ñu am lim bi franchement dafa doy. défi yi mooy d'abord ñu dem ci ay réformes loolu dafa am solo parce que déjà réforme bi njëkk sax mooy ñu xoolaat ñu réformaat conseil supérieur de la magistrature parce que xam nga tey bu ñu defee ay nomination askan bi commencé di ci poser ay questions naan lan moo tax ñu nommé diw fii magistrat bi lan moo tax ñu indi ko fii c'est parce que les gens dañu commencé di poser ay questions que ni tant que président de la République moo ngi au niveau du conseil supérieur de la magistrature moom mooy buum di buumi léegi ñun à l'époque ñu ni pour ñu mën a dindi suspicion boobu
te d'ailleurs sax même les magistrats loolu lañ bëggoon parce que bi ñu waxee un conseil supérieur sans l'exécutif dañu doon wax que ni dañuy ragal ñuy dem ci lu ñuy wax république des juges alors ñu ne leen d'accord mais kon il faudrait que ñu augmenter pouvoiru magistrats yi nga xam ne ñoo fa nekk pour que ñoom li ëpp solo ci proposition yi magistrats yi seen jëmi bopp di ko def ba nga xam ne tey bu ñu defee seen proposition après président du def leen lu dul entériner maanaam daal ñu yokk doole yi magistrats surtout les magistrats élus au niveau du conseil supérieur de la magistrature yeneen défi également mooy def de telle sorte que ñu gën a consolider li nga xamante moom mooy la question de l'indépendance de la justice parce que à chaque fois da ngeen dégg magistrats yi doon gën di dénoncer naan parfois l'immixtion de l'exécutif au sein du conseil au sein de l'appareil judiciaire donc tout ça c'est des réformes yoo xam ni war nañ ci gën a mën a bàyyi xel. Sud FM. dellu si waat ci mbas mi wàllu Covid 19 bi ak li aju ci secteur yu bari ci amee jafe-jafe tourisme bi ci la daal di nag bokk borop ñetti milliards ak juróom-benni téeméeri millions yi ñu daal di nag wax ne moom la ñu daal di jébbal seeni nag secteur googule ca Ndar acteurs yi daal nañuy rafetlu geste boobule waaye ne ñu la ñu sàkk woon ci ndorteel la ci koppar daanaka matalewu ko teew nag lépp loo xam ne nag dina tax ñu daal di koy suqale banxaas boobu dinañ ko daal di nag def tey ji ñu daal di ci addu ci kàdduy Marie Pierre Sène mi nekk trésorière syndicat initiative bu Ndar ñu déglu kook Adja Ndeye Marème Ndiaye. waaw koppar boobu rafetlu nañ ko dans la mesure dafa ñëw ci nga xam ne moment buñ ko soxlaa ci période buñ ko soxlaa parce que xam nga toog nañu presque 2 à 3 mois sans activité alors que charges yi ñu ngi fi bougé wuñu donc à savoir parmi les charges yi salaires yi ñu ngi fi 70% yeeg yooyu yëpp ñu ngi fi donc montant yooyu noonu ñëw na ci moment buñ ko soxlaa montant yi ñu demandé woon jotuñu loolu mais quand même lii ñu jot ni dinañ ci mën a régler suñu quelque soxla du mën a faj lépp mais dinañ ci régler les plus urgents à savoir les salaires en attendant di xaar di xool situation bi fu muy aboutir fu muy mujjee. ñu daal di nag ñëw ci wala desandi sax ci wàllu secteur tourisme boobule ca diwaanu nag Saly tourisme gu nee ne dañoo amee ab bor bi nga xam ne ñu ci bari nag bañ leen jébbale loolu di xeetu nag financement bi jàpp ne mbir moomu subvention la maanaam mënuñu ko fay tax ñuy sàkku sax état bi daal di gën a indi leeral ci mbir moomee ndax anam ñeñ koy fayee wala rek ab subvention la xew-xew googu nag biñ leen jébbal chèque yi ci teewaayu autorités yi séq tourisme bi la foofu ca Petite Côte bi ñoom ñi rafetlu dogal bi Babacar Sow. fexe ba coronavirus bañ a faagaagal wàllum tourisme ca Saly di pàcc bu am solo ci wàllu koom-koomu réewum Sénégal di ñoo xam ne ñi ngi rafetlu bu baax a baax nguurug Sénégal diggé bu mu defoon boobu léegi def na 2 fukki fan daal dina ko matal 1 milliard ak genn wàllu yu tegus lëf daal dinañ ko jox ñi nga xamee ni ñooy yëngatu ci wàllum tourisme ngir wàññi jafe-jafe yi nga xamee ni coronavirus dina leen ko andil Néné Daf jëruñ jore wàllu tourisme ci diwaan bi lañ ciy déglu. Le président de la République Macky Sall bi mu déggee ni Covid-19 dugg si na mu xam ne le secteur du tourisme deuxième mamelle de l'économie du Sénégal mu ne nag foog ma jàppale ñi fa ne génne milliards yu bari jox leen parce que gis nañ ne y a juste 20 jours la ñu toogoon def fi benn réunion te yéen mot ngeen ci seede ñu waxtaan ci ñu ngi nii tey di def remise symbolique de chèque xam nañ ne bu ñu soutenir acteurs yi rek bés bu fi liy jógee dina yombaat pour entreprise yooyu mun a taxaw te employé bañ a ñàkk seen liggéey mi ngi toll ci 1 milliard 173 millions ku ko dégg nag da nga naan bari na waaye lii cëgg bu njëkk bi la rek mooy ñi déposé mais ñi ci des bu ñu xaaddi ñoom it ñi ngi étudier seen dossier pour ñëw ku dégg tourisme di nga ne Saly te ku wax Saly ne région de Thiès poumon du tourisme au niveau du Sénégal. tax na sax ba ñi nga xamee ni ñoom lañ doon jébbal koppar yi di andi ay leeral ci liñ leen jox du loo xam ne lii dañ leen ko subventionné wala dañ leen ko may ñu ñaan nguurug Sénégal jaarale ko ci ministère bi mu leeral bu baax a baax ni ay koppar la yoo xam ne lii yàgg-yàgg dañu koy fay ndaxte du lu ñu leen may Pathé Dia di wax ci turu ñi nga xamee ni ñoom lañ doon jébbal koppar yi. malheureusement nit yu bëri dañu jàpp ni que état bi dafa subventionné moo tax ñëpp di daw di déposer dossier yaakaar ci jël xaalis il faut que ministre bi mu leeralal nit yi parce que télévision da koy wax journalistes yi dañ koy wax ci télé bi que dañu financé certes jàppale nañu mais ci ay bor la ñu jàppale bor yi nag c'était pour subvenir tenir entreprise bi pendant 3 mois maanaam jàppale personnel faire face aux charges il faut que mu leer ci bopp nit yu bëri état bi joxul hôtelier yi dara état bi dafa facilité banque la jox xaalis facilité lebal hôtelier yi xaalis encore une fois mayu ñu subventionné. Babacar Sow dañ ca jokkoo kenn fii ci Mbour pour Sud FM.
Babacar Sow jaajëfal ko ñu daal di dem ca Thiès ak jàppante yi amoon ca foofee diwaanu Tambacounda ba tax ñu daal di fay woote bureau fédération nationale bi ëmb dawalkatu taxi moto Jakarta yooyu le ne ñu daal ñu teg mbir mi ci waxtaan indi saafara ndax ay junni père de famille daanaka ñooy loru ci wàllu woowu Thiès Babacar Ndaw si ëllëgub jàppante diggante dawalkatu moto Jakarta yu Tambacounda ak way takk der yi seen bureau national bi daje fii ci Thiès naqarlu lu ni mel Samba Kumba Samb moom mooy jiitu fédération dawalkatu Jakarta yu Sénégal. ku ne xam na ni it li nga xam ne lii moom mooy liggéey bi nga xam moom la conducteur Jakarta yi di liggéey doon na loo xam ne liggéey bu noble la liggéey la boo xam liggéey bu respecté la ñu ciy woo nag bépp conducteur Jakarta di leen xamal ni leen maanaam lii état teg am na ci benn côté boo xam ne bi war nañ cee mën a waxtaan ak ñoom ba nu delloo si seen xel bu baax a baax ñu leen di woo nag ci dal googu nga xam ne gii ñun ñëpp ñoo leen ci woo ci turu fédération nationale. bureau fédération bi ne wàllu violence duñ ko mës a toléré waaye jàpp na ne nguurub Sénégal war na comprendre seen ñooñ ci jamono ji ñu nekk Mamadou Clédor Fall di manager bu fédération dawalkatu Jakarta yu Sénégal. ma leen di ñaan que ñu dellu à la raison dëkk bu nekk calme topp ndigal bi nga xam ne seen président Samba Kumba Samb xëcc na leen ci muy le calme total ñi calmé wu daal bàyyi l'état du Sénégal comme ne woon na moom xelam mi ngi xalaat nan la ñuy taxawee ci Jakarta yi ñu bàyyi ko au moins le soin mu pare ay études ci ñoom ba pare état aussi ma koy ñaan approché wu ci fédération approché wu ci président Samba Kumba Samb waxtaan ak ñoom état li mu def ak taximan def ko bis yi ngir yàlla na ko def ak conducteur de Jakarta yi loolu laa lay wax. ba looloo tax ngir wut jàmm boobu ñi nga xam ne ñooy bureau fédération dawalkatu Jakarta yu Sénégal daje Thiès jàpp nag ne ñu ngi ñaax seen cellule régionale yi ñu gën a jege kilifa yi rawatina gouverneur yi gën a xool ni ñuy waxtaanee ngir gën a joyanti yenn ñàkk déggoo yi waaye jàpp nañ ne ñoom dañoo bokk ci réew Sénégal amal njëriñ askan wi Babacar Ndaw Thiès Sud FM. ñu daal di nag ñëw ci mécaniciens yi nga xam ne nag ñoo tuddee ñoo taxaw ñoo nekk foofu ci site boobu ñuy wax kamb gi nekk fa jàkkaarloog cité Kër Damel ñoom nag mer ba futu la ñu daal di nag def ñoom nee ñu wàllu déguerpissement yi nga xam ne jëlee nañ leen ci barab yooyu le te matuwaay yi war daanaka jëlee ñu ko ba noppi ba tax ñu ciy interpellé nag njiitu réew mi ngir seen liggéey boobu ñu mën cee jotaat rawatina juróom fukk ci ay hectares yi nga xam ne nag diggoon nañ leen ko foofu ca jëm ñaajo Mbay Lam mooy seen porte-parole ak Birama Ndiaye. waaw ñun dañoo toog fii benn lënd jékki-jékki ñu ñëw jox ñu sommation mooy commissariat bu parcelle jox ñu sommation sans délai ñu naan noonu ñu am ñu fi jot a jàpp yóbbu commissariat ñuy wax ca suba ga ñu bàyyi ba nga xamante ne heure couvre-feu la nga xamante ne état moo ko joxe ñu ñëw fi yàq suñuy bagage am suñu oto yu ñu fi yóbbu ñu yaakaar nag bu fekkee dañ ne dañuy woote état de droit dafa am loo xam ne kon kilifa yi ñoo ko war a njëkkee ñuy wax nag ñun booboog léegi fu ñu toog ñu yëkkati ñu te état dane woon dinañu recaser fële ca jam ñaajo ñuy xaar loolu di ci am yaakaar ñu toog un bon jour ñu ñëw yëkkati ñu di yàq suñuy bagage def nañ ko Dalifort defati ko Védène defati ko Kamb gi def ko Esat def ko fépp dafa am loo xamante ne nag ñu ngi koy xamal waa Sénégal yëpp parce que ñii ngeen gis ñu nekk sama ginnaaw du secteur Kamb gi kese waa Dakar yëpp ñoo fi dajaloo ñi ngi xamal état nag ne ko ñun sës nañ fi mu nekk nii sës nañ fi mu nekk nii de parce que boobu léegi ñi ngi négocier kon ñoom lépp luñ gis rek nañ xam ne ñun la parce que ñi fi yàq ñëpp dàquñ ñoo yàq dàquñ ko waaw parce que dafa am loo xamante ne parce que nee nañ woon dinañ def di xeex pour coronavirus bi ñun beneen noonu la ñu amoon muy coronavirus ñu wëlbatiku waat ñu nar a amaat beneen noonu muy état wu Sénégal ñun lan lañ def pour mériter lii ñun dañ ne sax boo moytul corona sax moo ñu gënal lii ñuy dund ñun parce que dañ ñoo mettre en chômage lii corona moo ñu ko gënal ñun nag ci dëkk bi lañ dëkk jox nañ ñu 50 hectares ñu war faa dem même bu fekkee ne amul mbaar nañ ñu ko jox ñu dem fa yaa ngi dégg pourquoi nag 50 hectares ñu jox ñu ko ba pare ñu nar koo def fourrière oto bu ñu fi yëkkatee dem yóbbu ko foofu nañ ñu yëkkati ñun yóbbu ñu foofu bu ko defee ñuy liggéey di dundal suñu njaboot moo ñu gën a lii nga xamante ne moom la ñuy dund mais fu ñu nekk rek ñu yëkkati ñu te nag ministre Abdou Karim Fofana nee nañ moom loxoom moo ca ne mooy lii parce que fu ñu toog mu yëkkati ñu bu fekkee ne nag dafa am loo xamante ne daf koy def pour utee ko tur na def comme ay moromam mooy na def comme ñoom Ablaye Diouf Sarr nga xamante ne ñu ngi leen tàgg ñoom Matar Ba na def loolu mais fu ñu toog ñun mu yëkkati ñu pour lan na dak ñu daal di nag dikk ci ministre bi ñu dénk wàllu nag développement
communautaire ak équité sociale moom itam demoon na ca Kayel département bu Mbacké ngir amal fa lancement opération yi ñuy séddale jàppale gi ci wàllu nag dundu famille yu bari yi nga xam ne enregistré nañ leen ci liste nationale unique bi nee ñu dinañ ko daal di nag jot ak ñi loru ci wàllu pandémie Covid 19 bi li war a toll ci fanweer ak juróom-ñaar ci ay junni ménage nee ñu dinañu jot ci ndimbal loolu la Mansour Faye xamle ministre bi ñu déglu ko ak Adama Ndiaye. région de Diourbel dafa nekk ci ñetti région yi gën a mag yoo xam ni ñoo ëpp lu ñuy jot dund bi rawatina nag la commune de Touba mooy ëpp ci Sénégal ci commune bu nga xam ni doy jot wàllu dund bi commune Touba moo ci ëpp plus de 37 000 ménages donc lu ci ëpp maanaam ci RNU bi la jógee mais loolu lu tax ma koy wax parce que xam naa ni stabilisation RNU bi dafa métti parce que ku ci nekk nga xool ko ndax fii la dëkk ndax amul ay doublon lu ñuy wax doublon mooy ay ñaar ñett juróom fukk ñu nekk ci biir benn kër wala ñu bind sa tur ñett yoon ñaareen et cetera ñu saytu ko benn par benn ba raxas ko tame ko ba mu set wecc loolu bu ñu demee ba am résultat bi dañ koy gërëmee ñu taxawoon te damay wax ni les élus ñoo xam ni député yi la wala au conseil des collectivités territoriales wala les conseils économiques social environnemental laxasu si ànd ak les maires ànd ak les délégués de quartier ànd ak les chefs de village xool liste bi ni fii kenn du fi bindu ñaari yoon wala ñetti yoon fii duñu nangu ay transfert de nom nekkoon dëkk bële dëkkoo fi wala dëkk fële ca Ndar ñu bindu la Touba loolu ñu bañ ko ñu joxe leen résultat bu am solo loolu nag dama leen koy santé bu baax si taxawaay boobu parce que lii mooy liggéey boo xam ni mooy liggéey bi boo jëlee dund bu toll nii bu mosul am ci àdduna bi lu ma leer mooy bu ñu doon seet ci àdduna bi wax naa ko keroog amul dëkk bu joxe lu toll nii non seulement ci dimbal waaye ci volume maanaam ci lu mu eggee ci askan bi amul en tout cas man xamuma ko donc bu ñu amee lu mel nii ni ñuy jóg volontaire fexe ba tànneef bi jaar yoon teg fu mu war a tegu te coow amu ci loolu nañ leen ko sant bu baax a baax amul benn maire boo xam ne dafa man politicien la wala man sama parti laay waxal amul kenn ku ci toog waxal parti amul kenn ku ci toog waxal formation politique am lii dafa ni man askan bee ko moom soutien bi moo ko moom président moo ko jël jox ko soutien bi donc nañ ko jox ni ñu ko war a jox donc nañ ko tànnee ni ñu ko war a tànnee teg ko ci yoon mu yegg fu mu war a yegg loolu nag dañ koy remercier ñi nga xam ni vraiment am nañu taxawaay responsable ba nga xam ni loolu tax na ba ñu am résultat bi ñu am dinañ koy gërëm bu baax di leen sant di remercier l'ensemble des maires ñi nga xam ñoo impliqué wu mais aussi ak l'administration territoriale parce que bu fi administration territoriale nekkuloo ànd ak les forces de sécurité et de défense ca kaw ba ci suuf résultat bi du ñu am parce que seen liggéey la ñoom la ñu jox mandat gouverneur préfet ñoom lañu sous-préfet ñoom lañu jox mandat ni leen bu fekkee liste bi jaarul yoon corriger leen ko d'office. Sud FM. Tëngéej yëpp journaliste lañ fa daal di nag agressé démb ci guddi ñeenti ndaw daal di def li ni mel ca quartier Santhiaba Pape Moussa Gueye lay wuyoo mooy directeur publication journal boobu ñuy wax waa Grand Place dañoo boucler woon nag seen i li aju ci wàllu tirage bi ba muy ñibbi nag ci la xoo yëf yi daal di dal ci yoon bi moom nag gaañu na gaañu yu métti ba ñu daal di koy hospitalisé ca hôpital Youssou Mbargane bu Tëngéej ca googu association journaliste ya nekk ca Tëngéej di ñaawlu li ni mel def nañu sax ab plainte contre X Maguette Ndong mooy président bi ñëw déglu ko Denisia Samb. waaw dañu xëy rek daal di dégg ne suñu confrère mi nga xam ne mooy Moussa Gueye mi nga xam ne mooy directeur de publication de Walf de Grand Place journal Grand Place bi nga xam ne fii Tëngéej lañ koy defaree moom nag la ay agresseur daana ko bett bi su guddi boobu bi mu doon ñibbi la këram bi mu paree liggéeyam ay booru minuit la daal di koy dóor gaañ ko et puis vraiment gaañ yoo xam ne tamit métti na d'ailleurs sax booy xool hôpital Youssou Mbargane la nekkoon ci guddi gi yëpp fa la fanaan ba am na ay 7 points de suture yoo xam ne def nañ ko ci bopp bi ak ci kanam gi. lu mel noonu nag dafa nekk lu doy waar pour journalistes yi parce que bu ñu nee Sénégal tey jii dafa nekk ci couvre-feu bu ñu nee Sénégal fi mu nekk nii ñëpp en tout cas dañuy toog seen kër ndaxte am na benn maladie bu am fi ñu gis tamit ne agresseurs yi ba léegi ñu ngi génn ci biti ñun loolu daf ñuy tiital daf ñu ëlëm lool.
waaye nag police tamit yaakaar nañ ne bu loolu amee ñoom waroon nañ mën a secourir très vite en tout cas notre confrère qui est Moussa Gueye waaye léegi nag loolu passé na ba yéy na mbuus mais li ñuy wax rek mooy que lu mel noonu bañ a am parce que li am nii mooy xool toute la presse de Rufisque moom lañ ko def waaw ndaxte Moussa Gueye daanaka symbole la xam nga ci presse de Rufisque bi ndaxte yàgg na ci liggéey ñëpp xamee nañ ko ci donc c'est un grand professionnel et que tey jii li ñuy laaj mooy que ces auteurs là ñi nga xam ñoo def jëf ju ñaaw yooyu muy ñeenti nit ñu nga xam ne kenn identifié leen pour le moment ñu jàpp leen en tout cas li nga xam ne mooy yoon nag def liggéeyam loolu daal la ñuy xaar fi mu nekk ci autorité yi de Rufisque autorité en tout cas sénégalaise pour que vraiment ñun ñi nga xam ne ñooy journaliste de Rufisque ñu mën a am jàmm en tout cas jàmm yaram jàmm xel jërëjëf. boobu jamono moom fële ca Ziguinchor foofu ab faat bakkan drame moo fa daal di nag am kenn ku daal di jam moromam ba mu jaaree fa nag ñàkk bakkanam demi frère am sax la woon ca quartier Bukot ba tax police daal di ci ubbi l'enquête Ziguinchor yi ñas ndey. tiis ak nakar la ñu nemmeeku jamono yi ca quartier Bukot ginnaaw benn fitna bi nga xamante ni yeewu na foofu kii di Amadou Khalil Badji am fanweeri at ak juróom-ñaar la ki nga xamante ni moom mooy cousin am daal di jam paaka mu daal di faatu ci saasi kii di Souleymane Badji te def ñaawteef bi ni mel moom mi nga xamante ni moo ko jam paaka bi laata nag muy daw na fees kenn gisu ko ba tax na li ni mel indi na tiis ak naqari jamono yi ca famille bi ni mel nekk ci quartier Bukot Bourama Bruno Badji nekk rak ci ku faatu ak ki ñu faat di delluwaat ci mbir mi ni mel. bu ñu ndogoo pare si la dem doon takk glace si ginnaaw par la suite ma dëgg ay yuuxu ci biir kër gi léegi bi ma gën a see rek pour man sax man dama foogoon ni sama bàjjen la quoi parce que moom dafa feebar jamono ji yëpp nu ma daw see pour ñoo xoore ma fekk sama grand frère mi ngi tëdd si buntam bi si buntu néegam dañ ko jam kii bëjën lañu waat lañ ko jam sama petit frère moom moo ko jam si booru xol bi nii xotti dënn bi yëpp ak kii bi loxo bi lépp la xotti waaw deret baa ngi noonu woon foofu parce que grand booy bi moom dafay jël ay sàcc la day jël bagage jàmbur yi léegi bu ko grand bi gisee muy génnee ay canette grand bi woo ko di ko conseil après conseil yooyu nag moom moo mujjee tourné nii quoi. police bu mu ñëwee ci bërëb yi deful rek lu dul constaté laate muy ubbi enquête pour xam lan moo waral li ni mel waaye li ñu mën a jàpp mooy jamono yi tiis ak nakar la ñu nemmeeku ci njabootu Badji te nekk ca quartier bi di Bukot ki nga xamante ni moom moo def ñaawteef bi ni mel jamono yi kenn gisu ko waaye police mu ngi ci tànkam Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. Ignace ñu daal di jeexale nag ak màggaluk ñaar fukki fan ak benn weeru mai feetu Ascension curé bu paroisse Saint-Paul bu Grand Yoff nee na daal dafay wane rek ba Yeesu Krista di yéeg ci kaw asamaan ñeent fukki fan gannaaw nag feetuk Pâques bi abbé Alphonse Ndour di fàttali li nga xam ne nag mooy solo gi ak suspension bi nga xam ne am na ci wàllu nag messe yi ndax crise bi am ci wàllu Covid 19 bi ñu teewlu ko moom abbé Alphonse Ndour ci jokkoom ak Absa Iliman Wane. solo bu feetu Ascension moom moo di ñeent fukki fan ginnaaw Pâques jàngu catholique mu ngi màggal bés bi nga xamante ne ñu ngi fàttaliku ekkatiku borom bi ci asamaan boo leen déggee Ascension nag mun nañ ko jaawaatle ak Assomption muy ñaari xewte yoo xamante ne jàngu catholique daf koy dund waaye bu utaatle lool ndege Ascension mooy ekkatiku borom bi ci asamaan fekk Assomption doon ekkatiku Mariama ca asamaan moom itamit ndax borom bi daf ko baaxee yiw gëna toll gannaaw ba mu ko tànnee sax mu doon ndeyu musalkat gi may na ko itamit mu mën a ekkatee ko ci asamaan te jaarul ci Yaqub dégg kon Kirista bi suñu borom gannaaw ba mu dékkee feeñu na ay taalibam ay jëppi yoon ba feeñu bu mujj ba mu doon ca tund ga mu yëkkatee ko daal di dellu asamaan ca bàyyi ba fi mu jóge woon te di xamal ñi nga xamante ne ñoo di woon ay taalibam ni leen dem leen fépp ci àdduna si lee te ngeen waare l'évangile église gu neex ngeen baptisé ci turu Baay bi doom dee xel mu sell mi ñaareel bi moom mooy malaaka feeñu la ne tamit ni leen yéen waa Galilée bu leen desandi ci di niir asamaan waaye kii leen mu fi jógee noonu lay dellu si ci seen biir kon xewte gu mag boobu la ñuy fumbal ci bésu Ascension te di ñuy fàttali rek ne ñun itamit dañoo sas ngir ñu doon ay seede Krista fu nekk fu ñu mën ciy dund ak fu ñu mën ciy teew. Abe xam nañ ne Ascension bu ren bi lee dafa dajeek Covid 19 bi tax sax ñu ajandi mees yi ñi nga xam ne ñooy toog ci seen kër yi lan lañ mën a def daal loo xam ne dina tax ba ñu mën a màggal ba si ni mu waree. waaw li
ngeen ko xamee lii léegi bi mu dalee suñu kaw ba léegi mees ñu ngi wéy di leen di jàng la ñu ngi jàng mees te jagleel ñaan bi mbooloo yi te itamit ci yenn paroisse yi ñu ngi amal yeneen xeetu wasaare mees yooyu niki ci réseaux sociaux yi ci télévision yi ci rajo yi ngir képp koo xamante ni mu ngi këram te jagal xolam ak xelam ba mun a fekkee ñaan yooyu mu mun ko ñaan ci xolam ak ci xelam loolu la ñuy oowee la communion spirituelle maanaam lëkkaloo bi ñu war te àndaale ceeg ngëm ngir ngewaale ñaan yi nga xamante ni moom la la bi di ñaan kon mun nañ des suñu kër yi comme ni ñu koy defee ba suñu toll nii tey te àndandoo ak ñaan yooyu ngir borom bi suñu yàlla xëpp barkeñ ci suñu kaw ak yërmande ci kenn Assane kon ñu yemale ko fi waxtu yi dab nañu ay juróomi simili moo war a des rek fii ak 22h Adja Ndeye Khady Diop dina jàkkaarloo yéen ci xibaar yi ci yaatal kàllaamay tubaab ñu jaajëfal ñu woote jéggalu ci ñi nekkoon ci ligne bi Assane Thioune ñu ngi koy jaajëfal bu baax moo fare woon ci sottandikukaay bi mu cug biti ak jaamu biir gu dofa nag wér la am ak mën ak fekk ak dal yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen jëf